xibaar yi ak lu jëm ci wàllu campagne électorale bi nga xam te ne moo ñeel élection locale yi gis nañ ni nag lii nag dinañu ko daal di dakkal niki tey ji ci aljuma ji ci bu minuit jotee ba tax na rek ñi nga xam te ne ñoom ñoo di ci waa société civile bi ak daal dinañu nag indi seen xalaat ci doxalin yi dañ ciy ànd ak Younousa Baldé. ci lu soxol ay jongante gox-goxaat candidat yi dañoo waroon a fësal seeni programme amal ay débat d'idées yu am solo ngir permettre askan wi rawatina électeurs yi ñu def tànneef bu important ci bisum woote bi di gis-gis Babacar Fall ci beneen fànn gi njiitu GRADEC dafa jàpp ni rek nguur gi dafa waroon profité ci biile campagne électorale ngir dimbale nit ñi ñu jëli seeni carte électeur waaye it expliquer leen ci anam nu ñuy wootee mu di ay jafe-jafe yoo xam ne Babacar Fall bu GRADEC nemmeeku na ko ci diiru fukki fan ak ñeent candidat yi amal nañu ay caravane ay visite de proximité ay porte à porte ngir jéem a convaincre électeurs yi ñu woote leen ngir wàññi violence bi ci langum politique bi taxoon cadre unitaire de l'islam initié ab charte de non violence secrétaire général bu KIDIS di nakarlu violence yi ci campagne électorale bi lee docteur Cheikh Gueye ni ñàkkum xam luy engagement politique luy culture démocratique ak ñàkkum formation militaire yi mooy indi violence bi waaye mu ngi am yaakaar ni situation bi dina changer fukk ak ñaar ci ay parti politique coalition de parti ak it mouvement citoyen jot nañu xaatim charte soxol non violence bi. jaajëf Younousa Baldé ci lu jëm ci wàllu violence yooyu sax gis nañ ni nag ni ki démb fa fecc Mermoz Sacré-Cœur daal dina woon tar lool ci diggante Barthélémy Diaz ay ñoñom ak yeneen ndaw yu nekk ci biir quartier bi dañ ci ànd ak Adjaratou Aïcha Gningue. ci quartier bu calme bi di Sacré-Cœur 2 lañu dajeek Bokar Sy weesu juróom fukki at gaañu ci xeer yi doon njoor. Moi j'étais en train de suivre le match chez moi tranquillement et puis j'ai entendu des pierres qui tombaient de l'autre côté de chez nous. Ils ont fait le tour, ils sont venus chez moi en pensant que les jeunes sont venus se réfugier ici. Et ils ont défoncé avec des nervis, avec des sabres, ils ont cassé la porte de la maison. Je me suis remis au balcon pour leur dire Demlen, il n'y a rien ici. On m'a jeté une pierre qui m'a fracassé ici. Chef de quartier ba fa ne mu ngi ñaawlu lu ni mel. ñëw seeti ko fii masawu ko ak yooyu fekk fi ay nit ñu bare. Je suis venu compatir à sa douleur. J'ai trouvé beaucoup de personnes ici. J'ai appelé le commandant qui est venu faire le constat. Sa voiture a été caillassée. Pourquoi? Après yàlla aussi fexe ba nga xam te réew mi yëpp benn histoire dafa am. ay waxtu des ñu dem élection locale notable yi lee di woo ndaw ñi ñu ànd ak dal. jaajëf Adjaratou Aïcha Gningue ñu daal di des ci wàllu woowu nag ak ki nga xamante ne moom mooy communication bu Barthélémy Diaz daal di nag sàkku ci askan wi ñu daal di ànd ak dal ak tey te dem ci élection yi ci anam yu mucc ayib Pape Konaré ñu teewlu ko. moo tey kilifa ñëw taxaw di wax ak yow nekk commune am mu dem fu ne kenn amul kenn koo ko manqué de respect mu ñëw ci biir commune ngeen koy sànni brique loolu rafetul lu ñuy ñaawlu la xale yooyu noonu àndaloon ak ñun riposté ñun. woowuñu kenn ci xulo woowuñu kenn ci xeex su fekkee beneen parti bu ñu boo xamante ñoom la ñuy jàngoonteel ci élection yi ñoo ñu préparé pour saboter naka sénégalais xam ne que ñun nekkuñu pour saboter. am na ñoo xamante rek yàq da leen tax a jóg te ñun taluñu loolu ñun lu ñu bëgg rek mooy changer tout simplement donc le visage de Dakar. ba léegi ci wàllu violence yooyu nag kii di ab sociologue di Abdoulaye Ngom nekk enseignant chercheur foofee ci université Assane Seck bu Ziguinchor daal dina rek wax ni nag ñàkk tolérance maanaam ñàkk njéggal gu bëri goo xamante ni dañ ko nemmeeku léegi ci askan wi mooy faral di jur jafe-jafe bile ñu teewlu ko ak Younousa Baldé. li war a fàttali moom mooy suñu société sénégalaise bi boo leen ko seetloo dernier mois yi ni passé wala dernière année yi passé am na ay actes de violence yu bëri yoo xam ne jot nañoo am loolu nag man en fait maa ngi koy xoolee surtout ci humour ñenn ñi dañoo dem ba maanaam baale ak daal def loo xam ne maanaam loolu suñu borom di santaane dafa dem ba maanaam dafa wàññeeku léegi ci société sénégalaise bi daal moom moo tax des fois yu bëri dañuy gis ay scènes d'actes de violence yoo xam ne maanaam kenn du xam sax na ko may expliquer violence boobu noonu de bon mun nañ cee jéem a andi ay saafara xeex ko mais en tout cas lu jafe lay doon le plus souvent ñi di def violence boobu noonu kenn du mën a xam ci ban parti politique lañ nekk en réalité doo mën a xam kan la. ñu wax nag ci lu jëm wala sax laata ñuy xuus ñu wax ci wàllu violence boobu Alaaji Mamadou Mansour Diop mu mel ni violence bi kon du ay dóore rek waaye kàllaama gu ñagas itam ci violence la bokk. dañuy rey di ko te gis nga Sénégal fii mënuñoo supporter bu nit tooñee nga ne ko yaa tooñ dëgg du fi am faaw ñuy oser di wax nit ki yow yaa tooñ. mais mënoo nekk benn coalition xeex am te kenn tooñul nañuy définir ñuy tooñ
bu fekkee nit moo jëkk a attaqué nga ne ko yaa attaqué bu fekkee nit moo jëkk a wax ju ñaaw ñu ne ko yaa jëkk a wax ju ñaaw beneen bi ci des fokk journaliste yi di traité information yi traité information ça ne veut pas dire que damay jël Ndeye Khady Thiam jël Ndeye Dima Ndaw déedéet ki jëkk a disponible lay jël ubbil sama micro keneen ki nga xam ne am na droit joxe réponse am mais seen violence bi ñuy def nii te yow xamu ba xam ni nga gagné wala doo gagné am ñoo xam ne doo xàmmee kii mooy candidat wala kii du candidat. mais même boo xamee ni da ngay gagné waroo def violence. kenn ku nekk bëgg a jox sa bopp importance. bu Ndeye Khady traité benn affaire nga génn ñëw interpellé ko te yow tekki woo dara xoolal Yewwi Askan Wi Wallu Benno Bokk Yaakaar ñëpp ci yem ku def violence dinañu ni yow yaa ko sookee luñ ci góobee gar ko et tu yow yaay jàng journaliste na lay traité information souvent nga gis ñu nekk ci ay cellules de communication di ko mbubboo ko wuyoo mais xam nañu li def ci journalisme boole ci reewande goo xam ne ci biir politique bi da nga naan ñii fan lañ leen tàggate c'est-à-dire gis nga li professeur bi wax mooy dëgg rancune bi nekk ci xolu Sénégalais yi nañu war a dindi te di dundal respect xam ne yow fi ngay jéem a taxaw di représenter ki ngay waxal yow sa leader fréga ñeente wu ko sax c'est-à-dire dund la xam nga kuy anta xam nga yaaxat yi mënuñu nekk ci réew moo xam ni toujours dañuy critiquer gestion président Macky Sall parce que dañu ko dénk suñu réew di critiquer ay gestion ay maire parce que dañ leen dénk suñu moomeel et yow nga ne ci opposition ñu ne ci jamonoy campagne ngay demander pour ñu dénk la te yow nangu woo ko la critiquer dans quel pays sommes-nous c'est-à-dire que da nga naan ñi jiite tey jii te ñu leen di critiquer ci façon bu démocratique librement est-ce que du ñoom sax ñoo tane ñi nga xamante ni falooguñu te kenn du leen tudd et liberté d'expression fii ci Sénégal kenn mënu ko fii génne faaw ñuy continuer di critiquer gestion yi mais ñaata yoon yow mën nga toog 100 jours ñetti weer ak yu tegaloo du benn yoon booy apprécier lu bàyyeeku ci defu président Macky Sall dara du la ci fekk parce que sa métier moo la ko permettre parce que tu es libre parce que dañ ko dénk li réew mi bokk alors boo tuddee kenn muy fat yi yooyu fitna yooyu ci ñoom lay commencer mooy li tax gis nga affaire fitna bi ci ñoom dong lay doon nag ñoom ñooy xeex ñoom ñooy saagante du dee ñu continuer ñu xamul la moo ñu gën a soxal ndox mi yokku courant bi yokku xale yii nga xam ne maire bu falu bu nekk di nga fekk ci sa maire yi junniy xale yu mënta am këyit di nga fa fekk junniy këyit yu ñu war a signé di nga fa fekk junniy acte administratif ci ay këyit yu leerul ci wàllu kër ak yu mel noonu ci wàllu autorisation de construire ci wàllu nangam ak nangam yooyu la ñu leen di woo te ñuy def bilan loolu moo ëpp solo man maa représenté diw man maa yor communication ma sàmba wala ma dem et après mën nga téye nit kii def ay analyse ki tooñ dañu naan ko yaa tooñ ki tooñ faaw ñu koy wax yaa tooñ mais Ndeye Dima Ndaw gis nañu ci campagne électorale bi violence bokk na ci ponk yi gën a fës ci niñ ko doxalee. Absolument Ndeye Khady, la violence a pris le dessus même